mbokk yi jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak Walf TV la voix des sans voix dal leen ak jàmm ci l'édition du soir jataay bi ñuy dajee diggante altine jàpp àjjuma si waxtu wi di waxtaane actualité am réew mi niñ koy defee mercredi bu jot Pape Sané bokk na ci ñuy àndal tey ci waxtaan wi Pape maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay Moustapha di nuyu sunuy téléspectateurs yi maanaam ci Walf TV ak yeneen plateforme yi. jërëjëf. di nuyu également sunu gan gi ma bàyyi la nga présenté ko. di la masawu bu baax nag ci coonay jamono parce que fan yii yëpp gisuñu la ndax yaa ngi woon Ziguinchor ndax ab dëj boo fa demoon. waaw dëj la effectivement suma ñaari sët enfin pas sët ay jarbaat yu jóge woon France ñëw fi vacances. ñoom ñoo lapp foofu. ndeysaan mais bon macha allah yàlla comme moo di rek saa su defee rek la mu dafa gën quoi. donc ñu ngi ko koy sant. looloo neex yàlla kenn muñ dara. alors tey li ñuy waxtaanee dina ci bokk élection législative yi nga xam ne ci la ñu nekk ak campagne électorale bi nga xam ne daanaka lu mat fukki fan a ngi nii ñu ne ci campagne boobu nag jur na ay jafe-jafe yenn saa yi ñu dégg ay violence yoo xam ne am na ci am na foofulee ca Kaolack am na également tey jii ñi ngi koy dégg ak waa Yewwi Askan Wi nga xam ne ñenn ci ñu àndal ca campagne ba la alkaati yi waxoon ne faw rek ñu dem wuy ci benn convocation dinañ ko waxtaanee léegi ak Pape Sané waaye tamit amoon na ca Géejawaay loolu moo tax sax tey ñu am mbégte loolu di ànd ak ki nga xam ne mooy jaraafu Géejawaay le maire Ahmed Aïdara bokk ci coalition Yewwi Askan Wi sëñ Ba Ahmed maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Walfadjri. waaw sëñ Moustapha maa ngi lay nuyu. jërëjëf. di la sant di la gërëm ci invitation bi nuyu tamit suñu frère di Pape Sané ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ba pare tamit di ko jaale. lii moom xibaar la boo xam ne sax fii nii laa ko yëgee. waaw di ko jaale bu wér suñu jarbaat yooyu it yàlla xare leen ci àjjana yi gën a kawe. jaale nag waa Ziguinchor yëpp Casamance ak li ko wër ci tiisoo nga xam ne moo wàcc ci suñu kaw nuyu tamit waa kër gi. ñaanal tamit suñu papa suñu xarit di alaaji Sidi Lamine Niass yàlla na yàlla yokk leeram. allahumma amiin allahumma amiin. bi jaayil Seydi Wujud sallallahu taala alayhi wa sallam nuyu tamit directeur général wala PDG di Cheikh Niass. maître maa ngi koy nuyu di nuyu tamit directeurs yi fi nekk yëpp. ak waa kër geeg confrères yeeg ak consoeurs yeeg ñëpp daal. parce que ñoom ñëpp am mbégte la man moom xam nga sama casquette yi mais moom bien sûr kenn du la ko dindil. alors maa ngi wax sànq ne dinañ waxtaan ci campagne électorale bi ak ni mu demee li nga xam ne moom la ci jot a dégg ci wàllu violence mais dama bëggoon ñu taxaw tey parce que mënoo dalal maire Guédiawaye ci bésu tey bi te doo wax ci actualité bu tey bi muy Dakar ak inondation yoo xam ne seetlu nañ ko déjà ci yenn gox yi taw bi li mu yàq ci infrastructure bari na lool j'imagine que maire Guédiawaye forcément dina am loo xam ne seetlu na ko ci commune bi nga xam ne ci la moom la jiite. waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu tamit waa Guédiawaye nuyuwaat nag waa Dakar ak waa Sénégal yëpp waaw comme ni nga ko waxee nag gis nga taw bi nga xam ne Moustapha tey moom la yàlla wàcc fii ci capitale bi ñëpp nag gis ni ñu yeewoo am na ñoo xam ne nag ñu ngi ciy profité et c'est de bonne guerre. profité waaw di ci profité di wax naan ana maire Yewwi yeeg yooyu sax gis naa ko bu yàgg ci Ziguinchor. ana Sonko mbir maa ngi inondé ana Khadija Mayekor ana ñoom Ahmed dugg na fi génn fi. xam nga jaaxaan di tuur ndox ndax sa bopp mënta weesu lu ni mel. lu tax nga wax loolu. parce que ñoom dañu xam ñan lañ dénk inondation ñan lañ dénk wàllum assainissement ñan lañ dénk environnement ñan lañ dénk sport ñan lañ dénk éducation. bu ci nekk fii juróom-ñeent la ñu jël dénk ko les collectivités territoriales. muy juróom-ñeent ci ay compétences yoo xam ne moom lañ transféré. man nag li ma yàgg di wax mooy maire waroo wut alibi naan non inondation du sama compétence nangam di daw deuxième non. soo ko waxoon nit ñi duñ la fal. yow yaay ambassadeur u dëkk bi auprès de l'État. La mairie est un démembrement de l'État. bu inondation amee te sax nekkul ci say compétence yow war nga taxaw saisir le préfet. woo ministre bi bu dee am nga carnet d'adresse bu baax. et cetera bu dee ku feebar la dañ naan soins yu njëkk yi. poste de santé. xanaa nga war cee mën dara. wuti pompe wuti ay camion wuti léegi waaye ñoom xam nañ xel ne l'État central. lu tax xam nga laaj bi lañ war a laaj ñoom lan lañ war a laajte. mooy 750 milliards. waaw loolu waxoon nañ ko fi. le plan décennal. Macky Sall ne fukki at yi jeexagul sax mu ne 2023 2033 tam dañuy defaat beneen deuxième plan décennal muy 20 ans ne da koy lutter contre les inondations yow sa 10 ans yu njëkk yi jeexagul nga ne laal nga lu tolloog 750 milliards moom nga ca def
Kër Massar nga dem fa barki Dembo Ndiaye inondation yi am. avant muy inauguré wàllum pont bi. taxaw def wàllum manifestation en pompe nit ñi ñëw nga ne inondation jeex na ci Kër Massar léegi demal Kër Massar tey. loolu noonu yëpp laaj bi président xam nga te moom bis bu ne mu fëgg ci taabal ji. bis bu ne mu fëgg ci taabal ji. ne dafa bëgg ñu auditer ko. joxe ay instruction ferme comme joxe instruction tape sur la table. Macky instruit Macky demande au gouvernement Macky demande de faire marcher le pas patati patata mais ñoom li ñu war a wax mooy suñ junni milliards yi nga xam ne dañ koo dugal ci inondation yi anañu. joxuñu ko collectivité territoriale yi. su doon dañoo ñëw ñu woo préfet yëpp ne leen. lu mel ni Guédiawaye lu mel ni Pikine lu mel ni Kër Massar lu mel ni Tëngéej lu mel ni Ziguinchor côté yoo xam ne dañuy inondé. léegi mbir mi nii lay demee. nañ ko génnee ci loxo état central. jox ko les collectivités territoriales. boole ko nag ci seeni compétence. waaw transférer compétence boobu. ñoom ñoo yor loi lu leen neex la ñuy def ci assemblée nationale. ne leen léegi nag raxasu nañ ca. waaye nag ci junni milliards yi. nii nag lay bëgg di demee. bu ko defee. ku ci nekk bu ndox amatee taxaw nga ne waaw ana Khadija Mahécor ana Ami Kanté ana Ahmed Aïdara où sont les maires. day yeewi et cetera et cetera. D'accord. mais en période campagne bi ñu ne. nga bëgg a tuur nit ñi lëndëm pour wan nit ñi ne non maires yi ñoo fi inondation yi ñaata at a ngi nii ñu ne fi te ñoom ñaata at a ngi noonu. ñu nekk ay maires alors su ma la déggee bu baax. le maire. oui lutter contre les inondations lijjanti inondation ba dootul am ci commune am du compétence bu ñu ko transféré li mu mën mooy bu fekkee ne ay population yi mu dëkkal ndox da leen a sonal mu ñëw taxawu leen est-ce que ci subaak léegi am na jéego yoo dox ci zone Guédiawaye yoo xam ne peut-être jàpp nga ne ndox mi àgg na fa. fa lañ jógee nii alhamdulilah rabbil alamin avant ñoo ñëw fii moo ñu xaw a sax tardel tuuti. ànd ak le préfet Ibra Fall maa ngi koy nuyu ak le sous-préfet bu Sam Notaire ak Golf. ñu demoon fële ca booru ñaari Baay Fall di mastaw ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk. xam nga at bu ne mu am. Moustapha at bu ne mu am. c'est comme grève yi am nii ci école yi rek les statu quo. at bu ne nga dajale leen yóbbu leen palais waxtaan daje syndicalistes yi ay accords. yu ñuy signé non respecté de 2014 à 2022 presque 8 ans. ñu topp sa ginnaaw di daw. fan ngay mujjee boole leen ak sa jabar mu xelli leen jus ñii d'accord jox leen bisaab ñee bañ a d'accord ñu xeexaat seen biir inondation yi fukki at yoo xam ne yow yaa ngi fi ne te ba ngay campagne da nga ne lii sama compétence la du compétence au maire. ça c'est l'état central. inondation bi dina nekk ay mauvais souvenir ay fàttaliku yoo xam ne da ngeen koy fàttaliku yoo xam ne suñu ginnaaw lay ne ba fukki atu yàlla léegi xam nga lan lay mujj def. dee ko xool moom président Macky Sall fii lay jugee léegi. wàcce ci banlieue ba parce que charte yi mayu ko mu campagne mais il faut mu déguiser campagne déguisée. nga ma organiser ay tournée économique déguisée politique léegi nag am na occasion bu mu wàccee Kër Massar mais ndox mi ñu gis nii ba mu wàcce fa. bu fàccee luy xew. non nitam yëpp fi ñu jot a jaar yëpp avant muy taw rek. yuuxoo yi mel ni tulleeg màlle maanaam seen gros bras yi ñoo ëpp population bi leen di topp. Mimi la ko topp ci ay takk der ay junni la. ñoo bëril nit ñi de. genn wàll yëpp dañoo civilu. ñëpp ay takk der ñoom ñoo topp Mimi Touré mais nit nii rek. à moins que ñu fay la. ñun de fa ñu dëkk ku ñëw laal junni. ku ñëw laal junni téeméer. waaw oui Guédiawaye. non ñun dem nañ élection locale. damay gis sama yenn booy ci image yi. bu ko defee ma woo la ma ne la waa mais mbër nu mu demee nii nga ne ma ah. saa yi junni bi laa jëlee woon. mais bëccëg junni mbër nañ bàyyi rek bis bu rafet. d'accord ba bis bu rafet. d'accord dinaa ci ñëw léegi Pape wax na lu am solo léegi bala ñuy avancer mooy le plan décennal de lutte contre les inondations 700 milliards lañ ci defoon 2013 2023 ñu war a defaat beneen 2023 2033 mais est-ce que doonul woon baax ñu def évaluation des dépenses 700 milliards yi fan lañ ko def assemblée nationale bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaane léegi tegoon nañ fi daaw benn commission d'information xamu pour ñu dem justement gëstu ji ci xaalisub inondation yooyu la mais ba léegi xamuñu exactement ce qui s'est passé. ça tombe à pic 750 milliards yi daaw ci waxtu bi la fi indi woon coow. ba président ci boppam déplacé wu ñu créé fi je crois commission boobu ngay tudd. am wax ju nekk ñu ne wax nañ ko fi daal di ne dañuy waxuma sax au-delà de la commission d'information bu assemblée nationale. président daal di ne non moom il faut ñu auditer ko les travaux. tey nga gis encore les mêmes travers mooy li nga xam ne moom moo doon am. moo fa amaat et puis gën a garaaw. dans la mesure où
tey jii ñi ngi inauguré le pont de Kër Massar. oui ñu def ci fan yii waaw fan yii def ci 10 milliards. 10 milliards ñu ne woon waa Kër Massar ce sera les inondations seront un mauvais souvenir. mais tey boo demee Kër Massar nit ñi dañ la naan situation bu daaw moo leen gënoon bu ren. waaw au moins parce que da nga yaakaar ne pont bi am na lu mu cee yàq ca mais justement xam nga tamit day am li ñu naan étude d'impact xam nga Pape Matar dafa am lu mu fi waxoon daaw. ba ñuy defar pont bi je me rappelle très bien mu ne pont bi ñu ngi koy defar mais dana indi ay problème parce que. lii nga xam ne nañ ko teg nañ ko de telle sorte que am na benn station bi nga xam ne. yéeyaay dafa xaw a jege waa France. te bëgguñu ko laal te loolu dana impact bu subaa bu travaux yi terminé malheureusement tey jii. même pas 10 jours ça fait une semaine. bi ñu defee la remise des travaux ñu gis inondation donc mooy 10 milliards yooyu foras. li muy wund mooy que tey inondation yi li ma ko waxee sànq traite la pour justement le ministère de l'hydraulique et de l'eau. parce que da nga jàpp ne am na ñuy dund ci inondation yi. mais Moustapha dañuy dund ci inondation yi parce que tey jii. dama ne la mënoon nañu créer des solutions structurelles mais boo xoolee. inondation bi ñu koy wax ba léegi président Macky Sall avant muy nekk président nekkoon premier ministre. gérer ce dossier là à la primature. ba tey jii mu nekk président. ay solutions conjoncturelles la ñu indi moom kenn gënu ko xam inondation. waaw parce que depuis mu nekk ci gouvernement gère ça. ay solutions conjoncturelles mooy maanaam. am na fi tey nañ ko tafi yëngal jàll. déwén bu ñëwatee ñu tafi yëngal jàll. donc loolu day engloutir ay milliards te bu ñu demoon tey jii ba auditer ces 750 milliards là. na la leer ni que ci ay moto pompe yu ñu loué la ay camion citerne hydrocureur yu ñu loué la. ak i consort mais doo ci gis. benn édifice ceeb bokku ci. waaw xëy na ñu dañ ko ci yokk parce que moom. am na lu Pape tudd léegi mooy les travaux du pont de Kër Massar ñu bari wax ne am na lu mu indi jafe-jafe ci suba ba léegi damay dégg ñu bari di wax naan travaux également yi nga xam ne mooy BRT bi indi na ay jafe-jafe ci zone yu bari yaay maire Guédiawaye BRT ba su ma juumul Guédiawaye la départ chantier yi depuis plus d'1 an ma nga fa on a l'impression que ni avancé wul rythme bi nga xam ne moom la waroon avancé est-ce que dina indi ay jafe-jafe ci population yi nga xam ne ñoom nga nekkal Guédiawaye. jafe-jafe yu rëy te loolu. tàmbaliwul ci BRT bi. gis nga stade bi ak tali stade bi 2014 bi ñu naan dañ koy defaraat dugg na bi ñun suñ kon ci la commencé inondé mais ñun mosuñu xam inondation suñu buntu kër ci buntu stade bi la ne. suufa fa ne ganus Amadou Bari ci buntu terrain basket bi dañ koo xaw a changé léegi mu dem ci Pàkk Lawbe mais moo jàkkaarloo woon ak suñu kër. mosuñu xam luy inondation mais keroog ba ñuy liggéey foofu. yëkkati ko amul assainissement amul dara ndox mi léegi day dugg suñuy biiri kër. BRT bi ñëw doggaliwaat. mu doggaliwaat doggaliwaat. maanaam amul benn matukaay boo xam ne. te xam nga ñoom mooy xam nga yàlla tam moom mooy def daal nit ñi gis la sopp la bëgg la. dégg nga waaye taaru ganaar. taaru ginaar dama bañ a wax taaru. kii guddi. ma ne taaru ginaar noonu rek xam nga catum ginaar. maanaam ñoom lépp loo xam ne dafa xeetoo laa lay wax nii ak ay. liggéey yuy gas suul na leen rey. ñoom daal buñ sañoo yi ñuy def yëpp ci kaw lay ne. visible peinture pont mu am visibilité ñu ne xoolal diw li mu def léegi mais dafa am lu ko jiitu. mënoo wax wàllum assainissement ak inondation te doo def ay ouvrage ci biir. ci suuf gas suul. gas suul mënoon liggéey waaye yow gas suul xamoo ci lu néew rek. benn ouvrage boo xamante ne nii gas suul sax lépp ci kaw mais moom moo indi lii nii mais mënoo jël ay réalisation yu toll ni ay pont mais sa waay TER bii nga xam ne yóbbu na képp ko askanoo ginnaaw raay yaakaar naa ne tey gis nañ ko ak caaro yi day na buum non seulement jëlee leen fa ñu nekkoon impact tey bis suba ngoon guddeeg bëccëg yéen a ngi ci presse bi yemu ca mais lu gën a garaaw maanaam dégâts collatéraux yi ñoo bari nekkul ne donc jëlee fi ay nit ñi rembourser leen seen xaalis de. loolu moo gën a yomb ci ay tojaange yoo xamante ni nii yenn ci réalisation président Macky Sall def na ko mais ndox mi nag. ndox mi ñëw après seen biiri kër nit ñi fan lañ jëm kër maire yi lañ jëm ñun nag dañuy assumer.
assumer mooy lan parce que population yi wax nga ko sànq souvent mën na am sax un peu de manipulation naan. waaw day am na lu maire bi liggéey ak yow mais population yi ñoom. nekkuñu ci manipulation. non bu ñu jaaxlee kër maire bi la ñu jëm. et puis c'est normal. oui parce que maire bu fi wax ne. man de bu ma faloo lii du ma ci sàkk pexe gars yi duñ la fal. moo tax benn maire warul daw. benn maire warul daw. ci inondation yi benn maire war ta làqatu. waaye xam nga tam boo laajee gox. dëkkoo fa loolu lay jur. ah oui am na ñuy maire yu bari rawatina yu waa APR yi laa lay wax nii ak seeni politiciens yi. bëccëg bi la ñuy ñëw. bëccëg bi la ñuy ñëw campagne ba saf-saf bu 20h jotee ñu tëddi. surtout ñun ñi dëkk ci banlieue bi. gars yi daal ku ci génne télé ñeenti yoon juróomi yoon xaw a doon star tuxu. déglu ma de ku fa kërti ci wàllum politique ba am doom ba tànk ministre wala maire wala député. tuxu bàyyi ñu fa. ñun ci li est-ce que cela veut dire que ne maire Guédiawaye bi nga nekk. quel que soit lu mën a xew ci jamono yi ñëpp doo fa jógee. ñun de xamuñ lu yàlla di dogal ci ñun ci lu jëm ci wàllum carrière politique. mais fonction bi gën a rëy. di président de la république. su ko yàlla dogaloon ci Guédiawaye ngay yeewu je. waaye mais dama ne ñin suñ grande mosquée bi nga xam ne fa la officiel yi di jullee. bañ ñëwee korité dañ ñoo wax nañu binduñu leetar. ma ne leen li Ablaye Wade defoon man loolu laay def. avant moo falu Massalikul Jinaan la doon jullee. waaw bi mu faloo fukki at ak ñaar Massalikul Jinaan. bi mu daanoo ñeenti at yi ba bi muy dem France nii. Massalikul Jinaan. ñin ba ma juddoo ne puttu ba tey kër sëñ Touba Guèye may jullee ne sama yaay daan jaayee marché Sam fii nii ci mbodd 3 mbodd 4 buntu ko ñoom dem si yàlla bii nga jag yi te imam Gassama di fa jiite. fa laay jullee bi ma nekkee gone te fa laa doon jàngee alxuraan. fa laay jullee à moins que ñoom seen bopp sax. ñu xaw maa yërëm ne ma léegi nag officiel bi tee nga caa dem comme ça ñoom it ñu kii la lii ak lii ak lii. d'accord alors leneen loo xam ne également. il faut ñu fa laa daw jëm et puis man parce que mënuñu ko ne lépp li wax jagleel ko Guédiawaye il faut ñu wax élection yi ak ay législatives yi. mais dafa am loo xam ne le nu ñu koy waxee sax Pape ki la fa jiitu woon le précédent maire. ki nga xam ne moom nga remplacé muy Alioune Sall. am na ay kàddu yu mu yëkkati quand même que je trouve que ni am na solo wax ci éclairage public bu Guédiawaye loo ci xam ne moom moo ko def c'est vrai que yaa ko remplacé da ngay assurer la continuité. mais am na ci dem na ba ne télé moo tax ñu par exemple un maire di taggoo ci taal ay lampe voilà. waaw xam nga wàllum éclairage day dafa bokk moom ci wàllum sécurité. bokk tamit ci li maire. ak désensablement. bale tali. waaw ba tabax tali. waaw. route. bokkul ci compétence wu. état bee koy tabax mais yéenay fexe ba suuf si du ko nangu. dafa bokk ci maire yi. ñun nag ñu dëkk fa. xam nga ñoom comme li ma la expliqué rek. bu ñu fa toogee ba 6 heures 17 heures. dañuy ñibbi. ñun nag yàlla dogal na fa la ñuy fanaan ñun waa Guédiawaye. fa la ñuy fanaan ñun dañuy dem suñu xarit yi waxtaan nii ba 21 heures. ñu dem tëddi xëy. dem liggéeyi kon ñin côté ya lëndëm côté ya leer. fañ war a gaaw daar ndax wàllum agression bi ñin xam nañ ko. d'accord parce que on vit avec. d'accord ñin nag bi yàlla dogalee ñu falu. loolu muy wax ci ay mbirum làmp ak naan ay waaw buñ ko porté plainte sax day daanu xam nga ñoom moom. ñoom damay ragal ne ñoom seen famille ñoom seen lépp porté plainte la. waaw non si. ah pourquoi. yow diggante le Bawol. ba rond-point. Mor Fadam fa lañ taxaw ñu ne ñu juróom-ñeenti at a ngi nii làmp yi tàkkul bañ fa jaaree ci bëccëg bi. ma leen bu guddee fii incha allahu rabbi loolu 10 ans la. 10 ans làmp yi tàkkul. ma ne leen dina tàkk. ngeen leen bu guddee yii 2014. ba 2022. déggoo ma de yii 2018 ba 2022. grande artère yi nga xam ni loolu c'est la ville. mais xam nga ville amul territoire. Guédiawaye est composé de 5 communes. oui amu ci benn commune boo xamante ni nii ñun dem nañ fa di def ay affaire lampe. te sax jokkoo ma ak maire ba. ak maire ba wala adjoint maire. muy Aminata Kanté ba ci Mor Wore Gueye mi nga xam ne actuellement candidat la nii ci député yi. nekk tamit maire Ndiarème Limamoulaye keroog ba ñu ñëwee ba ca université virtuelle du Sénégal. UVS bi. ñu ne fii diggante fee ak fii branchement bi pavage bi mu fi indi problème fii lii dañoo dagg. waaw nañ leen. toj dindi pavage bi defaraat ko. defaraat ko ma ne leen bu ñu laal dara te tàgguwuñ la maire. parce que moom moo yor commune bi. moo yor commune bi. mu yëg ko moom ci boppam moo ma woo jotuma yónnee ma message ma rappelé ko. ci télé laay waxee. mu nekk nag nit koo xam ni nit ku c'est un cadre
maanaam du sax politicien waa jooju. waaw Mor Wade Gueye ma nangul ko même bu dee Benno la bokk nekk tam candidat ci député mënoon naa fay nekk di ko dóori xeer c'est un inspecteur des impôts je pense hein. voilà mais moom ci boppam xam nga lan la ma wax dama dégg ne da nga ñëw ba bërëb nangam problème am fa mais lépp lu xeetoo intérêt wu njaareem Limaamu Laay ak intérêt wu Géejawaay amet man bul ma ci xaar parce que il paraît que da nga toogoon di xaar sama autorisation pour taal lamp yi loo ma ci mën a jàppale defal waa kooku commune ba yëg na ko léegi ko Khadija Maye Koor monsieur le maire lamp yi bërëb nangam ba bërëb nangam ba bërëb nangam bëgg nañ nga teg ñu loxo waa ñoo jiite nag boo jiitee nag ca dëgg-dëgg war ngaa wan nag communes yi nag ne leen nag kii nag kilifa am na ci tund wi ku ci mënul dem ñu góorgóorlu jéem koo puus dëgg la dëgg et puis yow loo xam ni sax yow éclairage public d'accord Las Palmas googu ñu jaar taal lamp yi nga xam ne depuis Matousalem man école 17 laa amee entrée en sixième mësuma fàttaliku waaw primaire fa ma doon jàngee primaire ba tey ma am ñeent fukki at yu teg daanaka doon naa paa waa sa waay loolu gisuma ko ba bisu yoon yàlla tey campagne bi rek tax moom Aliou may ma rek ma ñëw rek mu ñëw toog naan waaw lamp yi procédure bi niñ ko defee gis nga lancer ay marché am na donc pour ñi xamul collectivité territoriale donc dafa am gis nga big bii déglu ma expliqué big bii suñ ko mayee le maire dans le cadre de son travail da ko war a yëgal le bureau municipal d'abord may nañ ma big waaw xam nga loolu benn lampe buñ la ko mayee nit ne la man boo faloo insha allahu rabbi doomu Géejawaay la am naa teraanga mais nag bëgguma sama tur di feeñ man dinaa la dimbali ci ay peel dinaa la dimbali ci lampe man moom dinaa la dimbali ci ay kaye dinaa la dimbali loolu doo ko jël noonu rek nga ne man dañ ma ko may nii de non na nga ko war a wax le bureau municipal doit être informé le conseil municipal tous les 85 ak le maire muy 86 doivent être informés waaye ñun suñu liggéey ba daa jeexagul li ko jàpp kay mooy li mu deful la nit ñëw ci 100 jours def ko mu paniqué la ko jur nag moom du ci paniqué parce que moom il n'est plus maire de Guédiawaye amatul lu mu ciy wax si son mandat jeex na amul lu muy assumé si dañuy politique ba tey moom bàyyiwul créé na renfort xaw ma ku muy dooleel gisuñu ko sax foofu dégg nga loolu ba pare te moom il faut mu am position bii te ma bëgg a wax ak Aliou Sall lu ndaw rapidement may ma rek allez-y parce que xamul teraanga ça veut dire Aliou Sall xamul teraanga ñi seetaan ñëpp jéggal ma ci kàddu gi mais dafa xaw a dama xamul mot bi ma bëgg a utiliser ci olof moo xaw a diis muy lan baadoo la yow yaa ko non ku xamul teraanga ba wolof baadoo la koy wax baadoo la yow yaa ko wax mais xam nga ngar mi dafa am bëri nañu daan naa la li gën a jekk même jour installation conseil municipal lu mu doon conseiller fii su ma fa demee mën na jur coow barke Mouhamad su doon man du ma dem wala ma yónnee procuration ne leen du ma ko votel demee du ma dem pour ne pas gêner mais nga ñëw mu jaral la tole gu ni mel police ñëw encadré la bàyyi la maire mais est-ce que Ahmed rêvé woo soo yaakaaree ne dañuy toog yombalal la ko nii rek non Guédiawaye di déroulé nu la neexee déglu ma expliqué da ngay rêvé non déglu ma expliqué la ñàkk a rêvé ak xam ne du yomb moo tax man ba mu toogee juróom-ñeenti weer lañ ci teg ma créé mouvement Guédiawaye laa bokk ne waa ji dinaa ko fi jëlee bañ a rêvé laa wax ak xam ne du yomb mënoon naa toog comme le font les politiciens toog nii ba élection des 3 mois rek 3 mois xam nga bu desee 3 mois laa ko def ay liste fii wute ay nit ñu dimbali fee defuma ko juróom-ñaari at laa nekk sur le terrain c'est pas pour rien ma yor mouvement coalition yu toll ni Yewwi jiital ma nekkuma fa woon di nelaw ma gërëm leen sant leen Aliou Sall ñu daje ci Chérif Maki Aïdara nekk suma mag nekk suma kilifa nekk suñu sëriñ man ak moom Thierno Bachir bu Louga yàlla guddal fanam amiin taawam Thierno Cheikh Oumar ñu daje fa la ma fa wax ñu dee ma jug baala ko àq ci campagne yeeg yi doon am ak politique la woon yëpp ba ñu bëri ci sama staff ne ma pourquoi ngay taxaw ci kanamu Alioune Sall di ko baalu àq sukku teewul yóbbu say ma rafetal ñu dem ñu daje ci xadaratul juma stade Amadou Barry des milliers ba ci xalifu
Tijaniya Maroc ñëw toog ministre yi ñëw toog ñëpp ñëw toog Fata Sarr ne ma maire mësta jël kaddu fii ci xadara waaye yow da ngaa bokk ci xadara bi 3e édition ñu tuddee ko sa baay Serigne Cheikh Tidiane Aïdara yàlla dogal nga nekkaat buuru dëkk bi tey da ngay wax nga dalal gan yi ñu jox ma Barthélémy Dias a ngi toog ñëpp a ngi toog ma jël kaddu gi ne leen sama mag mooy dalal gan yi Aliou Sall réew mi yëpp yéemu ne lii mësam ma jox ko mu daal di dalal gan yi loolu du ñaar barki Dembo Ndiaye le préfet Blondin di dem man maay discours gouverneur bi ñu ko laajee ne ko protocole bi nu muy demee mu ne maire mooy wax le préfet sortant wax ma wax installer le nouveau préfet ma waxati félicité ko yéegal ko ca kaw ne moom suma mag la te ma seetlu ne malgré loolu noonu yëpp Aliou fu mu toog amee cuune la xamul dara du tus du lii te moom may ma rek te moom leer na ko ne su ma neexee du toog ci bërëb ba wax. ah oui comment. xam na man laa wax Ahmed Aïdara su ma neexee Aliou Sall fu mu toog du wax wa ilaa fu ñu ko invité du dem directeur bëgguma sax tudd turam xam nga koo xam ni Sa Thiès dalaa gañe ngay laaj Balla Gaye amul sens may sant Khadija Mahécor. d'accord mi ñu fajal lu bari déglu ma rek. non may ma rek yaa ma laaj Aliou Sall waa ji mu ne ko yow dégg naa yow Aliou maire bi fi ne dana la woon doo campagne doo génn doo gañe mooy Lat Diop te mbir mi noonu la amee mais bi yoon di nga génn ci campagne bi ba nga génn alors mu mel ne kii est-ce que quelque part Pape Sané Guédiawaye nekkuñu di jouer avec les élections législatives un deuxième tour des élections locales su fekkee ne mën nañu wax na parce que apparemment défaite bi leen Ahmed Aïdara infligé woon ci locales yi ba léegi gars yi dafa mel ne mënuñu koo dépasser. prolongation. non prolongation bi c'est-à-dire en fait xam nga jeu démocratique aussi dafa am lu muy laajte dafa laajte de la hauteur dafa laajte de la grandeur bu ñu la gañee askan bi moo jëloon baatam jox la ko askan boobu moo jëlaat baatam jox ko keneen. c'est-à-dire du ndoonu du doole du xam-xam du dara c'est un choix populaire c'est-à-dire gis nga homme politique yi fii malheureusement. dafa am lu bëri li nga xam ne dañ koy fàtte dañuy fàtte ni que ñoom. saa suñu yoree nombal tànk rek. Sénégalais yi ñoo décidé ne dañ leen koy jox. mais ñoom benn moment du juddu du ci njàng. déedéet voilà dañ koy fàtte dañ koy de telle sorte que. dañ ciy dem ba benn moment dañuy ëlbati mbir mi. c'est-à-dire que kii nga xam ne moo la mandaté ne la man yow Ahmed Aïdara maa la wóolu nga toogal ma fii Guédiawaye. Ahmed day dem ba benn moment day fàtte ni que moom dañ ko mandaté moom nag mu foog ne léegi moom. mooy buur bi. c'est-à-dire yooyu nag ay esclave am ci suuf loolu mooy indi tout le temps li ngay wax nii. et ce n'est pas seulement à Guédiawaye gis nga fépp fi nga xam ne. am nañ fa riir ay divergence maanaam gañe nañ leen fa. dañ ko jàppee comme benn une honte c'est-à-dire ñoom jàppewuñu ko. waruñu ñàkk quoi waruñoo ñàkk. soo demee tey jii à Ziguinchor. mais c'est le même problème c'est-à-dire les gens ba tey jii jàpp nañ ni que du yoon Ousmane Sonko jiite leen. ngay gis ay cérémonie officielle yi nga xam ne dafay am. duñu ko ñu bañ ko woo. wala di mais c'est-à-dire des bassesses yi nga xam ne alors que ñoom. tey jii bu ñuy ça veut dire Pape quelque part que ni suñu niveau démocratie fi ñu ko bëgg a àggale acteurs politiques yi dans leur état d'esprit àgguñu foofu. parce que le minimum dans une démocratie mooy quand tu organises une quelque chose d'officiel à Guédiawaye le maire am ci place bi mu ci war a am. que mu tudd Ahmed Aïdara ak mu tudd Pape Sané Dieng. mais Moustapha. oui gis nga ci loolu noonu. ci loolu noonu. ministre yi ñëw na fa. ñu toog ba 19h. ñu ne ñu ministre diw day ñëw. ma la leen demuñu. faut savoir respecter les gens. ministre di fa ñëwaat. ñu ne maire bi bu ñëwee du wax. préfet war di ñu informer te du ñu informer. le préfet Blondin. moo dem nii tey. pensez-vous que ça c'est normal. du tout. la mairie est un démembrement de l'État. kenn mënu ci dara. j'ai fait à la tête de cette institution bientôt presque 6 mois parce que man ñi ngi ma installé dañ ma njëkk a installé février. mu yàqu ñu ñëwaat mars. ba bisu joonu yàllay tey. je suis resté boobu ba léegi. ba bi ñuy waaj a tabaski nii. xam nga lan lañ ma doon wax ci sama salaire.
ba ci adjoint yi dañ leen doon fay. ah oui. le maire fayuma lu tax. su ma waxee ñu ne ma non problème mu cote la turu Aliou Sall moo fa ne ba tey. Aïda Sow Diawara mi bokkul ci man sax. le ministre bi ñëw à l'Assemblée. mu ne ko mais yow ñun suñu maire bii moom. bientôt 6 mois xanaa yéen doo leen ko fay. oui. j'ai jamais crié wala yuuxu parce que man yaakaaruma ko pour lekk. mën naa la wax banque bi ma nekk. dem fa. nga ne leen ndax Ahmed Aïdara salaire u maire am ba mu tàmbalee ba léegi ndax mës na cee jël 2500. barke Mouhamad. billahi wallahi wa tallahi mësuma ci jël 1000 francs pour leur montrer que ni lii yaakaaruma ko. d'accord mën nañ ko may nit ñi. leneen loo xam nañ ko lekk. oui leneen loo xam ne aussi Alioune Sall wax na ko. mooy daf ma jaaxal dama dégg ñu ne yow mii bi nga nekkee maire ba léegi. am na ay travailleurs yoo xam ne foofu ñu nga ca mairie bu Guédiawaye seen salaire ba léegi yaa ngi wax sa salaire mais ñoom it seen salaire demul seen compte. d'accord loolu affaire u FERA bi la. waaw dafa neex a expliquer. xam nga conseil municipal. pour nga signer ay convention FERA CETUD la bokk. attention. bokkul collectivité territoriale bokkul ci mairie bi. dans le cadre de xëyu ndaw yi. la ñu créé FERA bi pour ñuy désensablement bale tali yi ñun ñu am ci 250 éléments. 250 éléments yi su ma neexee ma nekk 90% yëpp su ma bañee bàkkaar. ñoom ñëpp seen i militants lañ. ay militant Benno. mais loolu mais non attends Benno ak APR. gis nga bi may ñëw biñ ne gañe lañ leen ñafa ne dañ leen ne bu leen liggéeyati parce que ñun dañuy dàq. su resté 1 mois gisuma tali bi ñu bale leen ma saisir le secrétaire général. ma ne ko mais yow ana waa FERA mu ne ah mais il faut les convoquer. ñu ne bon non ñun coordonnateurs yi la ñuy njëkk a woo ak secrétaire ma ne leen vous convoquez tout le monde. ñëpp ñëw. ñëpp ñëw ci salle bi dañoo dafa am ñu nekkoon ci biti. parce que xëjuñu ci biir salle de délibération bi. kan moo ñemee loolu. Aliou daa ñemee jàkkaarloog ñu ni toll ci benn salle. man salle tundung man ak ñoom parce que man Géejawaay laa dëkk. fa laa yaroo fa laa màggee te da ngay dégg xale yi naan Géejawaay. ragal dëkku fa. ñoom ñëpp ñu toog. ma ne leen tey la mardi. mercredi. yéen ñëpp dellu leen ngeen liggéey. booy bi ñu yuuxoo. immeuble bi da doon riir. parce que li ñu doon xaar mooy le contraire. mooy contrat yi jeex. mooy dàq naa leen. dàq naa leen. et puis contrat yi amul fenn fu ñu bind ne diw mooy nekk coordonnateur diw mooy nekk secrétaire wala diw mooy nekk superviseur non. su ma neexee ma changé leen ñoom ñëpp mais lu dama koy def politique. waaye Yewwi ñëw leen léegi dàq naa Benno au nom de quoi te ay père de famille nekk fa pendant 5 ans. di fa daan doole. ñenn ñi nekk samay dëkkandoo même bu ñu. est-ce que ñu ngi jot seeni salaire. ma renouveler ñoom ñëpp ñu dem. léegi nag conseiller municipal moom moo may jox. waaw. autorisation pour me signer ay convention ak l'extérieur ñooñu ne convention boobu daf cee bokk. su ma conseil municipal voté lee. ba pare. ma jox ko le préfet mu daal di koy approuvé ma jël ko jox ko directeur u FERA monsieur Faye. xale yëpp ñëw signer seeni contrat loolu la ñu def barki Dembo Ndiaye. barki dem lañ koy soog a def. ñu may tey suba ginnaaw suba tey suba ginnaaw suba à ma grande surprise. bii mooy 2e conseiller municipal bu ñu organisé dans la ville de Guédiawaye préfet bi fa nekkoon de Blondin. mësu ko approuvé mais comme que loi bi dafa ne suñ demee ba 15 jours jot. préfet waxul dara c'est approuvé. oui. mu dem ba 15 jours yi jeex. approuvé wul bële mais moom forclos la mënatuñu dara ça c'est la loi bii passé aussi ñu toog di ko xaar. te dañoo jàppoon ne ak problème bi am ci FERA bi bis bu ñu voté 72 heures après. dina ko approuvé pour xale yi ñu mën leen a signer gaaw seeni contrat. defuñu ko. man maay fay salaire u FERA wala le ministère du transport. ok ñoom ñoo leen di fay. c'est pas le ministère des collectivités territoriales c'est pas le maire de la ville. mooy fay ay salaire waa FERA. mais c'est le ministère. mais comme que ñoom nag dañuy politique. Aliou Sall toog fi mu toog. Francois yi noonu mel ni ku tëdd. dafa ba pare amul jom quoi parce que fi mu jaar ak man rek. su doon nit koy xalaat la boo ko tuddalee Ahmed Aïdara sax day rafetal donc dem toog parce que moom xam na xel nit su ma neexee tey si guddi gi nii. mu tuxu mu dem mu tuxu mu dem moom nekkoo sax dafay ñëw noonu politique rek. non non bu ma neexee
su ma ne man ba ma nekkul dara. oui ci laa ne ko doo génn ci mbedd mi nekkuma dara su ma neexee léegi nii rek fii nii. jox leen ma téléphone léegi da nga fay yónni ay nervi. non du ma yónni kenn loo may dox di est-ce que dama fa mos a yónnee nervi. ah mais boo dee du génn kay. non mos waa mais ñemewu ko dañuy sóob rek. pourquoi parce que wax nga ko rek. alors Ahmed su ma ko waxee da koy def. très rapidement par force. en une minute bala ñuy waxtaanee élection yi Pape Sané mooy. ci éclairage affaire BRT ba je sais pas mais y a des gens yoo xam ne nee nañ ba daf ci am yoon yoo xam ne. éclairage ba fa doon nekk. dafa am ñu dindi matériel bañ prévoir woon pour def ko fa yóbbu te yow maire bi nga xam ko jéemoo ci dara qu'est-ce qui s'est passé. xam nga moo tax ma ne la. man. nekkuma kuy weer doomu aadama. j'ai le sang chaud mais duma kuy toroxal doomu aadama. Moustapha dama def fukki at ak juróom ci métier bi. am possibilité. toog di yàq nit. parce que télé du caaxaan. rajo du fowukaay. yàlla nag. ku ko def arme de koo bëgg a yàq ko. waaw. yàlla nag. boole ma nag bu ci yàlla andee. yàlla nag boole ma nag. comme ni mu la ko defalee ak Pape Sané ak ay ñoom Pape Alé Niang ci fukk wala ci juróomi taskatu xabaar yoo xam ne buñ ne bëreet lu waay jàppoon ba ko. mayu ko ñëpp nag lii la yàlla dogal ñi fiir danañu dee lii la yàlla dogal Ahmed Aïdara tësa ngay commencé wala revue de presse wala ma nga ca seen jotaay bi nit ñi dañuy toog bu ma doon tàggee sax ñu toog du man yàlla te du yow du Pape Sané du Pape Alé Niang du Babacar Touré yàlla la dàq ñu fee jàng jiituñ gaa yi ci métier bi du tout vous comprenez toog mais kanta yor naa rajo yor naa télé wala léegi maay maire waa ji dama koy auditer bu ko defee gars yi dama koy weer am na ay maires yoo xam ne mais bi ñu defee état des lieux ba pare. mais dañoo woo presse bi. ñëpp ñëw ñu wax. ñëpp ñëw toog ñu ne contrat yi lii ak lii ak lii ak lii. mais loolu aussi devoir de transparence la bon. devoir de transparence la. mais man à qui de droit dina ko xam. waaw mais jarul ma bëgg a informer sénégalais yëpp ne leen Aliou mii def ko tojaange de te loolu du information. est-ce que am na tojaange yu. non loolu sax dadul info parce que Aliou Sall moom ku tudd turam rek xel yëpp dem ci daf ñoo yoreel xaalis. waaw mais pas à la mairie de non non waxu non am na lu Sénégalais yi wax ni kii mais la mairie de Guédiawaye par exemple li nga wax oui oui lampe yeeg matériel gis nga le bureau municipal toog nañ am ku ma wax lii ma ne ko bi ma fi ñëwee ak léegi dàqagum naa fi juróom-ñetti nit yëngu ko mu ne ma déedéet ma ne ko ils sont restés 3 ans sans mettre leurs pieds ici te fa la ñuy liggéeyee waajee leen wutal feneen liggéey dañu nekk ay agents municipaux mais comme que yeneen bërëb bii moom dañ leen di contrôler foofu du APR moom état dëgg la ñii ñi ngi aéroport AIBD xam nga li ma la boo ñëwee da ngay signé toog boo ko deful ñu dàq la mais comme que ville bu Guédiawaye nag laisser aller la Aliou Sall lay seen chef te moo leen fa dugal ñëwuñu ma saisir le secrétaire général ak le directeur des ressources humaines ma arrêté seen salaire ñëwuñu demuñ ci rajo yi te ne pat sinon dinañu weeru 2 fois suturaal gu njëkk gi mooy dagg naa seen salaire dàq leen ñu ne pat suñu insister dem ci rajo yi ak télé yi mu tudd seen tur ak seen turu ndey ak seen turu baay wax nit ñi ne leen ñii 18 millions la ñu yoreel waa population bu Guédiawaye te dañu ko war a. fay nañ lu ma 18 millions te liggéey si wuñu. waaw mais ñetti at bëgguma tudd ay salaire xanaa kuy fayee ko 100 000 francs dong grand. waaw toog lu tolloog 12 mois multiplié par. 100 muy 36 mois. nga toog rek laaloo million. waaw 3 millions 600. 100 000 rek. nga wàññi ci ñaata nit. nga wàññi ci ñaata nit lu ëpp juróom-ñett. te salaire yi du 100 000 francs waaye man na ma ko fajee. faj naa ko te nekkuma fi di leen weer boo weer ñaar. BRT bii ngay wax nii ba ñu koy defar dañoo génnee câble yi. câble yi ci biir suuf si. oui génnee yenn poto lampe yi yóbbu ko direction technique. te secrétaire généralu mairie bi moo leen instruire ne leen yóbbu leen ko fële. teg ko fa. service technique ba. qu'est-ce qui s'est passé ñu toog ñu ne ci lampe yi ne ci lampe yi ne ci lampe yi ba ñëw ba marché bu bees. ñu ne fii malheureusement amul ay poto ma ne mais jël leen poto yi. accident yi di am gàddaay ma ne jël leen poto yi ñu yóbbu ko rond-point gàddaay. ndax accident yi. te boobu booy bi deewoo gu fa de. ngeen jël yeneen ni yóbbu ko marché bu bees parce que foofu il faut. ñu taal ko may lampe waaw. ñu def noonu sa waay. waaye maa toog rek sama bureau bañ fekk ma fa. ne ma diw daal nee na daal bon poto lampe yi moom ak diw ñoo ko jaay. déet waay.
poto lampe yi nga xam ne mairie bi moo ko moom. mairie bi ma ne ko jaay mu ne waaw ma ne ko waaw nañ fay ces poteaux là n'appartiennent pas au maire sortant comme le nouveau maire. moomu moom poto moomaanu mooy poto lampe. dëkk bee ko moom. dëkk bee ko moom dëkk bi ñoo soxla suñuy lampe dañuy yeggale suñu éclairage public ñoom ñoo ñu bloqué actuellement fii may wax ak yow nii. poto lampe yi dinañu ko génnee. ba léegi fayuñu ko. sa waay xam nga Sénégal tam dafa neex boo ni mbiliñ ba ci daw ci kilifa diine boo ni mbiliñ ba ci daw ci dëkkandoo ba ci sam benn xarit boo xam ni yàlla def na ne APR la mais sama xarit la. muy Moussa Tine. conseiller bu golf la bokk. papaay Mantulaay la mu téléphoné ma. ne ma suñu rakk ji ñu wax ne moo sàcc poto lampe yi waxtaan naa ak moom mais monsieur le maire. boo ñu jàppalewu rek làmbaay ñaaw. ma ne ko Moussa mënumaa jàppale kenn poto yi nañ ko fay. dew ma rajo. dew ma télé. tudduma tur. te ba léegi kenn mësul gis ma wax ne l'équipe de Aliou Sall lii ak lii ak lii ak lii te. gos yooyu ñooy les plus proches de Aliou Sall. weeruma leen. d'accord loolu leer na. d'accord bu ñu demee toog ci train yooyu jël bien public yi dem poto ay poto lampe ak ay câble ay valeur ay plus de 200 millions. te lépp lañ jaay. waxuma la ay 100 millions de. poto yeeg loolu lépp lañ jaay. ay 200. c'est extraordinaire alors Pape ñu continuer waxtaani léegi dañoo jot na rek mais c'est grave c'est un scandale. xam nga wax na si affaire lycée bi. oui lycée Parcelles. am na dañu des ci temps bari. non dafa ne dañoo jël 100 millions. dugal ko ci wàllum pavage. mel ni daal ñun daal hiérarchisation des priorités. éducation. waaw nee na xamu leen priorité. waaw non mais attends xam nga. ñoom état bu trésor public ak AGETIP amee problème mu procédure. ba 2 ans. ñu ngi nii xaalis bu fa mënti nekk report day amaat. maanaam yow imaginer 200 millions jox ko ville bu Guédiawaye. pour mu liggéey ci dara ñee jubóowuñ seen biir ba année bii di ñëw report xaalis nga delloowaat. te PACASEN daf ñuy noter chaque année mu noter ñu. en fonction de notes yi ville yi di am ñun ci la ñuy joxe suñuy financement. waaye yow at bu ne ñu jox la exemple laa joxe at bu ne ñu jox la 200 wala 300 millions. 1er janvier ba 31 décembre. liggéeyoo ci dara ba année bi jeex mu am report maanaam xaalis ba delluwaat. toog fa li ko indi mooy nee na ñoom dañoo am problème seen biir mais man dama am temps Guédiawaye la fa nekk ci suuf Médina ay nit a ko def dër Paris ay nit a ko def dër. New York ay nit a ko def dër. da ngeen bëgg a dër Médina. Guédiawaye dañ koy dër. d'accord dinañ ko pavé defar ko ba mu jekk. en attendant ñoom ñu lijjanti seeni problème interne. d'accord mais amuñu problème bu ñuy xaar problème boobu yëpp bu jeexee. lii sax ñu jublu Ahmed nekkoo di revue de presse de. allez-y Ahmed kii du waxatu dëgg quoi. dinaa ñëw léegi ci campagne rek tax ngay waxal nit ki lu jeexal waxul ci résultat autopsie bi ñu doon waxtu contre expertise bi. mais Ahmed dafa am benn affaire mooy la violence électorale moom lañ prévoir wax sax tey suñu dernier kii parce que malheureusement temps bi dafa gàtt trop li ñu dese. li ma jaaxal ci 30 minutes. non kon ñiy journal dañ may rek. alors li ma jaaxal mooy. Guédiawaye dañuy wax ne le maire de la ville. nekk dans l'opposition. moom mooy violenter ñi nga xam ne ñoom ñooy ay concurrents foofu pourquoi Guédiawaye ñu jekk ci élection locale yi tout se passe bien première semaine bi kenn xeexul les gens pensaient même que y a pas d'élection yéen ngeen jékki-jékki di xeex d'ailleurs am na sax ku nekkoon fa Ousmane Sonko ñëwee mu lijjanti ay mbiram xaw ma nu ngeen mujjee ak moom. aywa daal vraiment. Khadija ci boppam. Mahécor. waaw ñun ñoo ko wax ne ko. koo teree doon conseil municipal doon kilifaam doo ko tontu Khadija ñun ñoo ko tere. Khadija maire golf. waaw maire golf parce que moom élément wu Pastef la ba pare dëkk golf ñooñu dëkk golf mais du leen tontu. mooy seen kilifa. déggoo ma de man Sa Thiès mënu la daan ba pare ngay laal Balla Gaye naan Balla Gaye laay laaj. ñooñu nekk golf duñ sax laaj Khadija waxoon la ak man bay laay ay Ousmane Sonko. dama ne Moustapha xam nga lan moo la jaaxal. dañ daan gis Pape pouvoir ak opposition moo daan jàmbat. naan waaw ñu ngi ñuy dóor di ñu indil ay policiers sànni ñu grenade indil ñu ay nervi sonal nañ ñu waaw vraiment nguur gii ñeññeñe mais Guédiawaye c'est le contraire. nee nañ opposition ba ñooy dóore. Guédiawaye yow yaa fay pouvoir. non non maire bi ñoom ñooy say opposants. loolu depuis élection locale ya la. may jaar kër Aline Sall rek coow li am ñu ne waaw moo fi ñëw di ñu fitnaal jour boobu laa ko wax ne ko bul génn yónnee ko message. nga yónnee ko message. waaw dama ko jëlul. nga yónnee ko message ma yónnee ko message na génnee message yi.
ma ne ko ba nga génn. waaw mais attends kaay nag ñu waxante dëgg gis nga man am naa ay mbokk siin. sama yaay séeréer la. Fatick gee ëpp ma fa ay mbokk. mais bu ma demoon quartier Pël ga. ma fay teg ndawal. mais Aliou Sall di bu réagiré mais du bokk ak man bu ma réagiré. dëgg la wala dëgg. mais c'est la même chose foo dëkk ak foo dëkkul bokkul. Aliou bu ma neexee ma ne ko doo génn. parce que da nga jàpp dëkkul Guédiawaye. xamuma kenn léegi violence ba ci daam fan la jógee sa camp la wala camp wu ñoom. yéen a fekki dóore wala. non ñin nan la ñuy jiitee dëkk war koo defar di dóore. lu fa toj maa koy defar li ma waxoon président tribunal bi rek sa micro yi bu yàqee maa koy defar. salle bi ñu ma doon àtte. waaw sama élément koy nettoyé sax fajar ban intérêt la am di yàq. ñii nettoyé tribunal yaa leen di fay. déggoo ma xalaat buuru dëkk bu yàq dëkk ba. kan mooy defar après dëkk ba. non dañuy woo nit ñi pour wax leen ne leen waa ji nitu fitna la. du dëgg. d'accord alors. Pape violence électorale boobu yemul Guédiawaye même avant élection yi moo demoon ba Bignona te Bignona googu am na benn xale boo faatu woon mu tudd Idrissa Goudiaby tey jii am na benn résultat contre expertise boo xam ne moo ci génn sànq Khalil Diémé mi ko doon wax ci rajo bi maa ngi lire sànq Ousmane Sonko mu wax effectivement la même chose ne les 3 médecins indépendants ñoom ñoo wax ne xale bi bal moo ko rey ce qui veut dire que ni toute la thèse bi ñu doon développé boobu ba léegi ne dañ ko jàmm paaka wala je sais pas moi tournevis wala lu mu mënti doon. loolu amul. dëgg-dëgg lan la contre expertise bi wax Pape. voilà d'abord dañuy ñëw ci autopsie bi kii ko def dafa génne benn rapport daal di ne Idrissa Goudiaby li ko rey. objet contendant la et tranchant. ci wàllu médecine légale. loolu mënul nekk. c'est-à-dire un objet ne peut pas être contendant et être tranchant benn rek moo ci am. contendant mooy day lu mel ni marteau day daj. wala kaba. tranchant mooy lu mel ne paaka wala sémmiñ ñaar yooyu moo am. di jam muy dugg mu jam muy dugg. donc premier rapport bi mooy loolu la famille bi contesté woon. bi ñu contesté le procureur daal di donner une suite. à la suite boobu mu ngi ko joxe gannaaw bii nga xam ne avocat wu famille bi maître Amadou Diallo saisir na ko. saisir ko mu proposé ko ne ko proposer un médecin mu proposer un légiste. ñu demaat ba ci biir. ñu proposé waat beneen légiste. bi ñu proposé waat beneen légiste. wax ji commencé bëri. ñu saisir l'ordre des médecins. l'ordre des médecins daal di ne dinaa jël benn professeur. ak assistant am ak yenn famille bi ñi nga xam ne moom ngeen choisir. donc ordre des médecins ñoo choisir le professeur et un assistant. d'accord ba pare ñu ne léegi famille bi kii nga xam ne moom la choisir. dañ ko ciy dugal mu nekk 3. donc 3 yooyu bi ñu defee autopsie bi. li ñu jàpp bi ñu defee contre expertise bi li ñu jàpp dañ ne. effectivement Idrissa Goudiaby li ko rey ñoom orifice bii ñu gis. mooy maanaam fii mbir mi génne orifice mooy fi mu génne wala fi mu duggee. waxuñu fu mu duggee dañ ne fi mu génnee. jàpp nañ ne que. niiroog nag. fu bal génne. d'accord donc loolu day indiwaat beneen problème. parce que médecine légale. science exacte la. mooy maanaam amul sikki sàkk ay dafa xaw a wala déedéet. c'est-à-dire que les légistes li ñu waroon wax. mu leer. mooy que lii ñu gis nii. mandarga bal la bal moo ko def. te bal boobu calibre bi lii la. te que tirer mu ngi tollu distance bii la tolloo. loolu mënoon nañ ko non. loolu mooy c'est la médecine légale. dafay ànd ak précision quoi waaw dafay ànd ak balistique et tout. mais munoo ne. lii niiroog nag fu bal jaar. mais Pape à partir du moment où wax nañ ne fii affaire bi génnee wala fi mu duggee niiroo naa fu bal jaar est-ce que mënuñu exclure la thèse jàmpaaka wala leneen. non parce que mënul niiroo. non. d'accord dañ koy exclure. oui au moins y a ça. exclure nañ la thèse de jàmpaaka wala beneen. ça c'est important alors Ahmed. mais beneen précision rapidement Pape parce que waxtu bi jeex na mooy que dëgg yàlla. c'est-à-dire. soo gisee le rapport de contre-expertise. ñi ngi wax. entrée bi ko mooy maanaam par extraordinaire. je n'ose pas interpréter. mais man sama xalaat. li ñu bëgg wax ñoom. mooy que xale bi ñu koy tirer balu fital dafa ŋaaŋ. ñoom seen wax laa wax. c'est-à-dire man dama xalaat ni que loolu la ñu bëgg wax ñoom. mooy xale bi ñu koy tirer balu fital dafa ŋaaŋ moo tax amul orifice d'ouverture mooy maanaam amul fu bal bi dugg. xëy na ñoom dañu jàpp ne bal bi ci gémmiñ gi la. ñoom loolu waaw c'est-à-dire boo xoolee ñoom li ñuy bind. ñoom loolu la ñu bëgg wax à mon avis sama xalaatu boppam ni que xale bi dafa ŋaang bal bi dugg mais tamit bu bal bi duggee ci gémmiñ gi au moins bu dul dara
bëñ dana rot dina am fu mu ko gaañ. waaw d'accord alors dinañ ci ñëwaat loolu moom dinañ ci waxtaane waat peut-être demain ou après demain wala dans l'émission Pencco mais il faut ñu waxtaan ci mbir moom Ahmed yu mel nii mooy enquête boobu nga xam ne parce que procureur bi mu waxee dafa wax ne dañu jàpp ne dañ ko jam ak yu demee noonu yu mel noonu est-ce que bokkul ci yi nga xam ne moom mën na yóbbu nit prison ci erreur c'est-à-dire que jàpp nit enquête boo xam ne waxuñu exactement li xew li ma bëgg a wax rek Ahmed foofu mooy yow bi ñu lay jàpp di la yóbbu prison ñu bari dañu wax ne mënuñu comprendre ñu jàppee benn maire commune bu nekk à 15 kilomètres d'une manifestation ne ko dañ lay poursuivre pour participation à une manifestation interdite. waaw xam nga procureur yi moom léeg-léeg da nga leen di yërëm léeg-léeg doo leen yërëm parce que da nga ci am ay mbokk balaa may dee ñu naan le maître des poursuites. oui oui noonu la leen wooyee. maître des poursuites boo xam ne yow da nga taqale directement ci ministre de la justice bi nga xam ne waa APR la moom maître Malick Sall président ba ko fa teg moo tax gis nga réforme judiciaire yi dañ ko fi defee noonu ak affaire u sénéri yi mais après lan la Macky Sall wax ne man lu ma ca arrangé laa cay jël oui mais foofu la affaire bi gis nga mbir mi mënta jaar est-ce que bu ngeen demee assemblée mën ngeen a suggérer wala engager ay réformes ci yu mel noonu réforme yu bëri xam nga nag yeewu bi lan moo ci neex sa waay ay nit ñu responsable gis nga man mii man bu yàlla dogalee ma nekk assemblée man du ma nekk député wu kenn ay man je suis un député de Macky mi expression bu garaaw a ngi nii man député Macky laa qu'est-ce que c'est est-ce que doo nekk député buy défendre intérêt yeewu exclusivement non man j'ai été toujours un député du peuple comme yéen ni ngeen ko nekkee nii loolu moo tax sondage yi ngeen jiitu de sénégalais kenn moomul seen télé ak rajo yi de boo fi nekkee bëgg lu neex sa patron de presse ba tax ngay bayal benn di nga génn ñu dóor la xeer ñaar nga dem manifestation ñu ne leen wuu ñett foo tàmbalee gars yi zappé c'est pas pour rien gars yi di leen déglu de dàqoo leen fi jàng kenn du tout non ëppoo leen fi gars yi alal wala njàng non sénégalais yi ñoom yéen xanaa xamoo même nguur gi yéen la ñuy gën a seetaan te yéen la ñuy gën a déglu mooy seen intérêt nag parce que fi la ñuy déggee li doxul saay boo leen soppeekoo laa lay wax ne dañ naan non c'est déjà acquis non ñaanuñu ko yàlla te loolu sax du am parce que fii ay responsable ñoom mais maître procureur boo xam ni ministre de la justice day dem ci xew ne j'ai demandé au procureur mu jàpp di d'arrêter Adama Gaye mais man keroog bi ma déggee loolu ci mais dama ne mais c'est dëgg. très bien vite fait rek jeex na. non damay mastawu. damay ñaanal suñu mag. muy kan Alaaji Malick Gakou. yàlla dolli wér-gu-yaram. amiin moom Malick Gakou voilà mooy. parce que nag ñun. gis naa ay photos d'ailleurs ak Mankeur Ndiaye. voilà bi ñuy commencé suñu campagne bi. dafa taxawaayu kilifa. teg ci table ji fukki million ak ñaar. bari na bariwul ñun dee bari na ci ñun xëy na nag ñun ñoo ñuy saboté ñoom waa nguur gi. ñoom ay milliards la ñu yor. jàppale ñu indi ay otoom taxawu ñu defoon ko ci local yi defaat ko encore ci député yi boolewu koog publicité boolewu koog coow jéemul sax ñëw di ñu encombré. kon su ma ñëwee ba fii au nom de toute la coalition. Guédiawaye nuyu tamit leader yëpp nag. jërëjëf encouragé gars yi nekk sur le terrain ñoom Sonko gars yooyu nga xam ne làppale gars yi. merci Ahmed Aïdara maire de la ville de Guédiawaye nekk tête de liste Yewwi Askan Wi foofu la ca département bu Guédiawaye moo nekkoon suñu gan tey ci l'édition du soir Pape maa ngi lay gërëm bu baax baax ça a été un plaisir ah. et puis je tenais aussi à le dire. oui si sama naqar bi je l'ai dit hier mais tu n'étais pas là. sa copain moo may mettre la pression ne ma jeex na. j'ai magnifié le soutien de toute la direction et de tout le personnel. jërëjëf loolu surtout nag moom quoi. jërëjëf bu caageen nu mu fi toog parce que dañuy xuloo chaque jour. mais vraiment je soutiens. jërëjëf di jaajëfal baax équipe technique bi ñu newoon ci caméra ak ñu nekkoon au niveau de la régie di gërëm mbokk yi ñu àndal yëpp incha allah bu suba ak jàmm ñu ànd ak beneen gan ci l'édition du soir.